am Malick Dramé noo gisee yow point bu njëkk bi mooy ci vaccin yi noo ko gisee. waaw man moom d'abord maa ngi leen di nuyu. d'abord di leen encourager. ci taxawaay bi. ak groupe Africa 7. parce que man damaa gëm Afrique man. man panafricaniste la. moo tax soo ma déggee tur wi rek. dafa am lu muy def ci man. te xam nga Afrique dafa dund ay xat-xat yu metti parce que tubaab bi dañuy ñëw coloniser ñu pendant 400 ans. ñeenti téeméeri at ñu jàpp ñu ko jaam. travaux forcés esclavage. ba yàlla dogal ñu am lu ñuy tuddee indépendance. selon ñoom niñ ko définir. maanaam colonisation bi mu jeexee néocolonisation moo ñëw. kon képp ku xam taarixu Afrique. ak àdduna bi ni ñu jàppee woon ne Afrique ay way toppe lañu. ci contexte nga ubbi média tuddee ko Africa. ñun africains yi ñun dañ ciy gis suñu bopp. waaw ñu dañuy fier pour nekk africain. merci beaucoup kon d'abord ñu ngi leen di féliciter ci tur wi. réew mi nag fi mu ne wax ci day nekk farata. te bu ñu nee farata ci l'islam. boroom xam-xam yi ni ñu ko définiree mooy. al fardu maa yusaabu ala fi'lihi wa yuaqabu ala tarkihi. mooy loo xam ne boo ko defee. ñu bind la tiyaaba. waaye boo ko bàyyee mbugal day wàcc sa kaw. li tax ma ne réew mi wax ci day nekk farata yonent bi. bi tax ñu bind jaam yi sallallahu alayhi wa sallam. nga xam ne mooy sunu référence. moo ñu waxoon bu yàgg ni man lam yahtam bi umuril mu'minina fa laysa minna. mbiru jullit ñi liy dox ci pénc mi. ku mu yitteelul bokkoo ci lislaam. sama sëriñ Cheikh Alxaaji Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu. xaddis boobu ci nopp ci gémmiñam laa kon mokkalee man. moo tax bu ñu tollee ci contexte yi réew mi toll fii suñu xel ak suñu xol yëpp day dellu ci moom. xaddis boobu dafa jar a jàngata. ku waxul ci liy dox ci réew mi bokkoo ci lislaam. bu yeboo nga nekk muxaddam wala nga nekk sëriñ ak koo mën a doon. yonent bee ko wax fa laysa minna mbiru jullit ñi ku mu yitteelul te mbiru jullit ñi tey mooy vaccin yi. mbiru jullit ñi mooy Ousmane Sonko. yooyu ku ci waxul jarul ngay kàbbar boo jullee du nangu. déedéet waay imaam. waaw te yonent bee ko wax nga ne subhaanallah fa laysa minna ay arab la. mbirum jullit ñi dégg ko xadis bi. nee na est-ce que mbiru personnel la mënuñ ci maandu. umiril mu'minin la wax xadis arab lay làkk di umiril mbiru jullit ñi mu'minin yi. jamu la mais umur la yonent bi di. mbir benn Alioune Sall la benn Oustaz Sall bu amee problème personnel am. est-ce que tamit dafa engagé jullit yi ñu yittewoo ko. waaw du problème personnel nag problème réew mi la. ah du personnel waaw bàyyi ma daane rek. d'accord maanaam vaccin yi du problème personnel. vaccin yi problème réew mi la. parce que mbas mi ñëpp la laal. d'accord du problème personnel. bu dee problème Ousmane Sonko du problème personnel. parce que c'est lui le chef de l'opposition sénégalais. ko xam ne avenir u réew mi ci ñi ko war a yor def cee bokk kon du problème personnel nañ teg fële waxi problème personnel. ñu déglu xadis bi bu baax yonent bi ko wax du samay wax. kuy mere nga dem mere yonent bi kuy attaque nga dem attaqué ko. moo waxoon bu yàgg Alaaji Abdou Aziz Dabakh daan ko wax mu ne mbiru jullit ñi ku mu yitteelul bokkoo ci l'islam kon contexte bii xadis boobu dafa baax pour ñu indi ko parce que l'islam looloo tax mu nekk diine ju mat jamono bu ne am na wax boo xam bu ñëwee rek moom day ñëw pour matale moo tax waaw vaccin yi. man vaccin yi mënuma cee sori lool li ma ci gëm mooy l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolu tubaab yi wax domaine bu ne ñu bàyyi ña ca spécialisé wu ñu wax ci c'est malheureux Sénégal doxewul noonu vaccin yi bi mu jógee pëcc xoo am na ci man daal li ma gëm man Imam Dramé loolu laa gëm te loolu laay assumer man bu ñu ma waxul lu leer naññi man du ma vacciné wu maa moom sama bopp. baal moo pare ci télé la ñuy waxee te lu am solo la. man buñ ma waxee lu ma convaincre rek ma vacciné wu. waaw scientifique laay déglu man déglu ma ab politicien. mais imaam déglu gars yi wax nañ ci lu leer. waaw déglu ma leeral tuuti professeur Daouda Ndiaye dégg naa ko tey rek. waaw moom laay wax rek def na ci ay. man scientifique yi laay déglu. parce que ñun loolu domaine bu ne ñu bàyyi ña ko man déglu ma ministre bi. ministre mënu ma wax lu ma gëm ma. professeur laa wax bàyyil ma àggal bàyyil ma daaneel c'est important. man politicien mënu maa wax man Imam Dramé lu ma gëm. man maa ngi déglu. médecin bi nga xam ni dafa jàng taxaw waat ci kanamu sénégalais yi lan la ñuy wax ñoom ci vaccin yi ñooñu bis buñ ci waxee mu doy ma dinaa jël média bi yëpp ni leen ñii li ñu wax doy nañ ma comme bañ tëjee jàkka yi man ba léegi damaa tëj sama jàkka man il faut ma daaneel takk masque wala takkoo masque. damay takk masque bañaa takk masque il faut ñu déglu pour docteur wala. docteur waaw. ok mais ki tax ngay takk masque gëm nga waxam.
docteur moo tax may takk masque mais ci biir vaccin yi. ba léegi nii moo waxaat na nga vacciné wu. bàyyi ma daaneel tuuti c'est important ci biir vaccin yi ba léegi jubóoguñ ci ba léegi scientifique yi dañoo def nii. ñii wax lii ñii wax lii yaa ngi dégg ñu ni vaccin bi war naa daw 6 mois ñii ni war naa daw at. moo tax ma ni man mënaguma vacciné wu ci xaal al aan nii. néew ma nag du ma vacciné wu d'accord ma tamit ci ñuy wax ne buñ vacciné wu mais maa ngi ciy déglu docteur yi loolu la ñu yonent bi wax xam nga ñun diine lañ jàng. ñun kuy wax dañ lay déglu soo paree ñu xool laña ca amal njariñ ñu topp ko. mais man ma daaneel benn politicien man mënuma vacciné loolu. maa ngi déglu docteur yi waatoon ci kanamu Sénégalais yi buñ ma convaincre ma vacciné wu incha allahu rabbi. d'accord assemblée nationale noo ko gisee. danaa ñëw ci yow. assemblée nationale ragal naa li ëpp ci réew mi ñoo bokk gis-gis buñ ci am. mooy assemblée bi dafa waroon a nekk assemblée peuple bi. mais assemblée bi assemblée wu parti la. loolu nag gënul ci démocratie parce que nag ñun ci réew mi lañ nekk yàlla dimbalu ñu it ñu bokk ci ñi topp doxalinu réew mi. politique gu réew mi. amul benn loi boo xam ne ni mus nañ koo yëkkati mu jógee gouvernement bi proposé ko assemblée nationale. ñu rejeté ko loolu ay fee la yoo xam ne kenn mënu koo dindi. jàpp naa ne assemblée nationale bu doon réew mi la fi nekkal. ci contexte bii ñu nekk mbas mi tasaaroo. Sénégalais yi di faatu. war nañoo tal leneen. lu dul dindim kiiraayu Ousmane Sonko. parce que loolu du actualité. am na journal yu bind ne Ousmane Sonko demoon na université yow noo ko gisee. rassemblement am fa te loolu dañ koy bañ. dafa am loi buy tere dem université ci réew mi. waaw mais rassemblement dañ koy bañ ci réew mi yëpp. muy université muy palais muy fu mu mënti doon. waaw rassemblement dañ koy bañ. waaw moom nag dem gi mu dem université dafa jur rassemblement foofu. waaw loolu mënu ma cee man du ma rassemblé wu du ma xiir kenn ci mu rassemblé wu. mais république bii ñu nekk amul benn loi. ma daaneel jalgati na loi Ousmane Sonko jalgati loi. waaw jalgati loi nag du lu bees ci réew mi nag. parce que réew mi li indi situation bii jalgati loi moo ko indi. li tax kenn amatul confiance. waaye est-ce que koo xam ne yow yaa war a. il faut imam il faut nga may ma analyser. non comme nag may laaj tam foo ma daaneel pour sénégalais yi xam li may wax. parce que wax bu jógee il faut mu am daaneel. ñu naan woy wi day am daaneel. daaneel mu gàtt rek mu gàtt. waaw day résumé dama wax ni ci réew mi. amul benn loi ci république bi buy tere nit dem université. yaa ngi dégg. waaye am na loi buy tere rassemblement. Ousmane Sonko la boo xam ne dafa nekk ci jafe-jafe ak justice. jàpp ni justice daf ko bëgg a ñàdd rendi ko kon kooku am na droit dafa wuti ji wàllu nañ analyser mbir mi ci ni mu xew. mais waxuñu loolu Ousmane Sonko musta dem dafa seeti woon ñi blessé nga xam ne ay étudiants lañ. loolu rek waroon naa tax ñu tëj wax ji. loolu rek bu doon maandu am na waroon naa tax ñu tëj wax ji parce que dafa génn ay nit blessé mu dem di leen seeti. mais rassemblement bi la ñuy wax. man du ma dugg ci rassemblement xoola. xam nga seeti yow jàkkee yi nit ñaa ngi rassemblé war a rassemblé wu. waaw mais imam xam nga seeti. gàmmu yi waaw bàyyi ñuy waxante dëgg quand même. waaw ñu ay imam la du ñu fen dañuy wax dëgg. waaw jàkkee yi ñu ngi ciy rassemblé wu. jumaa yi ñu ngi rassemblé wu. gàmmu yi bàyyil ma àggal rek lu may wax rek maa koy wax. loolu laa ndax damaa jàkkaarloog Sénégalais yi. jàkkee yi ba léegi ñu ngi rassemblé wu. gàmmu yi ak màggal yi ñu ngi rassemblé wu kon rassemblement jógul ci dëkk bi nañ bàyyi waxi rassemblement nañu wax li nga xam ni moo tax a jóg Sénégalais yi. mais imam Ousmane Sonko bu nekk amul ci jafe-jafe bu bërki démb rek dañ ko annulé. ndax lan ci Porokhane bërki démb rek ma ne dañ ko annulé ma ne. waaw bërki démb mais màggal gi def nañ ko. màggalu gu mag gi grand màggal gi def nañ ko. waaw bien bien ñasee nii gàmmu nañ. waaw mais. kon kay rassemblement jógul ci réew mi yow it. non imam waa d'accord waaye yeggale bi en tout cas rassemblement dañ ko tere ci waaw dañ ko tere mais teewul nit ñaa ngi koy def loolu laa la wax bàyyil ma yeggali man mii di wax yow damaa bokk ci ñi ko d'accord man sama jàkk dama ko tëj kon man rassemblé wuuma sama école ñëppay takk masque kon man d'accord naa ci liñ tere mais dama laa bëgg wax ni jógul ci réew mi waaye nangul ma ne am na loo xam ne mën nañ ma ko nangul Aline Sall mangul ko imam Dramé te duñ ko nangul Ousmane Sonko ndax ëllëg foofu boo bëggee boo ma laajee question boobu déglu ma tontu ëllëg moo war a jiite li naqari réew mi ak li violé loi yi moom mu teg ñu ci loi mu doxal loi bu war a doxal loi kay kooku warta violé loi xam nga voilà ma daaneel c'est important question bi nga laaj am na loo waruñu ko nangul Ousmane Sonko réew bu ñu nee république ni citoyenneté yaag Ousmane Sonko ne yéen a yem même pied d'égalité ma wax man li may wax ni juriste yaag may déglu mais man laajuma réew man fi ma waxee mooy laajuma réew bu ñu weerante parce que bu ñu defee affaire weerante du am njëriñ man dag ma fi indi waa demal en tant que nag imam mais en tant que xoola waa d'accord waa demal universitaire noonu dañuy waxtaan man bu neree nekk weerante du ma sori dag may déglu ma wax ak sénégalais parce que man nga invité yaa ngi dégg man du ma jaayil yaa ngi dégg damay jàngalee di bind xam lan mooy conflit
tukki. waaw mais li ma d'accord déglu wax rek damay bañ tamit sañ naa la ko laaj tamit li ma d'accord ak yow mais ba ma laajee da nga may déglu waaye ma daaneel parce que man tamit du ma nangu kii nii rek ba caxoo imaam yow sama waay nga quoi li ma laaj mooy réew mi waaw ñëpp a yem même pied d'égalité ci kanamu yoon citoyen la man ak Ousmane Sonko ak yow mi ñoo yem Ousmane Sonko député rek la dénkuñu ko réew mi lii dëgg nga xam ni moom la sénégalais yi war a wax te ku ci wax loolu nga war a wax kuy wax leneen it waroo ko wax lii nga war a wax Ousmane Sonko c'est lui le chef de l'opposition sénégalaise boo làqatoo da ngay nax nit ñi boo faree taxawal nga ni fang man damaa far ak régime bi am nga ci droit lu régime bi wax ci lu baax moom lay gind non man ngaa sax bañ a daanu loolu choix la ci journalisme boo demee fu réew monde arabe ñun ñi fa def xam nañ ci dara boo demee Égypte tey les frères musulmans amoon nañ ñu ay journal yoo xam ne dañuy xëy di bind ci seen politique parce que loolu choix la mais li bon ci Sénégal dafa bari journalistes yu far waxuma ñëpp la majorité tey de la presse sénégalaise la majorité tubaab lay wax kon am na minorité bu baax majorité bi dañoo far ñun ñii di analyser nekk ci médias yi xam nañ ci dara waxuñu ñëpp nag ndax am na ñoo xam ni ba àdduna di tukki gëm nañ yàlla duñ jaay seen diine duñ jaay seen ngor te réew mi dafa am taarix te dafa jar di fàttali réew mi am na dëkk bu tudd Gorée mu ngi fii ci réew mi am na dëkk bu tudd Ngor mu ngi fii ci réew mi te réew yooyu dëkk yooyu ñoo fi jiitu l'islam kon l'islam indiwu fi Gorée indiwu fi Ngor Buur Siin Kumba Ndoofeen korog ba muy dem di seedeel Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul ni tubaab bi kii de li ma xam ci moom mooy lu baax booba du woon sax jullit duggagul ci l'islam kon réew mi ngor daf fee des ngor nag mooy wax dëgg li nit ñi di wax bëgg koo gëmloo nit ñi fa la tappale tàmbalee foofu la yem jullit da ngay jël position muy lan ñàkk jël position l'islam waaw ma leeral yonent bi nee na qul lil haqq walaw kaana murran waxal dëgg doonte da ngay faatu l'islam moom d'accordul ci gis dëgg ba pare di def nii boo gisee ñun formation Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabakh boo gisee mu marqué ñu bu réew mi daan tollu fii day rappeler kenn ku nekk sa ordre woo nguur gi ni ko mu ni Senghor moomoo réew mi jullit ñi ñoo la fal na nga delloo jullit ñi njukkal wax na ko fii ba tàyyi maa ngi kaset yi code de la famille bi korog bi ñu ko indee dañi fama lana koddun si wal quraan yi waaw Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabakh kon sëriñ boo dégg ñu naan du wax nekkul ci lislaam mu ngi ci boppam te man mi koy wax sëriñ laa sama maam doon ponkalum wàllu yu Cheikh Alhaji Dramé ñëpp xam ko mu dajale juróom-ñaari wàllu yu yëpp ci benn bis sama bàyyi dib xalifa kon man kenn gënumaa nekk sëriñ mais réew mi day toll foo xam ni ku waxul billahi lazi laa ilaha illa hu bu tàkkee am nga responsabilité ñun ci niveau boobu la ñuy waxe waxuñu pour di contre nit dépassé nañ loolu waxuñu pour di ànd ak nit mais dañu wax ni le contre pouvoir dafa baax ci réew mi te tey le contre pouvoir ki koy wane mooy Ousmane Sonko parce que ñëpp ne yow la Idrissa Seck mi nga xam ni moo jëloon deuxième dem na rallier ci Macky Sall kon kenn moo fi des pour contre pouvoir des ci réew mi mooy Ousmane Sonko nañ ko bàyyi mu politique doxal sénégalais yi ñooy def seen choix ëllëg ku bëgg leneen nga laaj ko bu la ko sénégalais yi joxee nga jël ko buñ la ko joxul nga bàyyi réew mi ci jàmm gisee loo xam ne nii baaxul am nañ droit wax ko Pape Moustapha Cissé maa ngi koy sant parce que man dimbali na ma ci wàllu politique fréquenté naa ko at yu mujj yi njabootam ñu ngi may dégg waaw xam naa sama ndijaay la mais yooyu jër ta wax parce que réew mi dañ lay gis nii ngay wax ñu jàpp ne benn waaye benn imam buy wax nii rek moo tax ku ma ci attaqué Moussa Diakhaté wax naa ko ma ne man mi ngay attaqué rek maa xamul déglu rek man kenn du ma daage de man ci réew mi laa bokk de bugguma ko wax nag man bugguma wax sama bopp mais day jaar na nga taxaw wax man kenn gënuma maam Alaaji Dramé sama maam moo dajale Serigne Touba Alaaji Malick Cheikh na Cheikh Sadbu juróom-ñaari wàllu yi ci benn jotaay Mat Cissé Piré sama maam kenn gënuma maam kon bu ma kenn waxi maam man maam taxuma fee toog réew mi moo ñu fi tax a toog Pape Moussa Ba dañuy waxtaan mu ni ma Abdou Diouf dafa am bis muy def conseil des ministres woo ko nee na bi mu ñëwee mu ni ko waa yow mu ni ko Moustapha diw dama koy dàq nee na mu ni ko mais lu tax nga koy dàq mu ni ko parce que lu mu wax mu ni ma oui monsieur le président waaw mu ni ko kii dama koy dàq mun soxlawuma conseil boo xam lu ñu wax nga ni oui monsieur le président boo ko jegee da nga koy dimbali boo gisee ni affaire baa ngi dérapé nga ne ko teggil sa tànk de foofu baaxul yaa ngi dégg parce que
sëñ Mountakha woote na. loolu mooy ndimbal te sëñ Mountakha am na information en tant que khalife général des mourides. li tax mu yëkkati coup de fil am woo président de la république. ne ko dalalal réew mi dalu réew mi sa loxo la nekk. kon ça veut dire am na lu tax ñun ci cadre boobu la ñuy waxee ñun mënuñoo parloo mënuñu wax lu ñu gëmul man bu doon dajee Macky ba dem gis Macky ñu ko jege ñëpp xam naa leen xam te loolu ñoruma Ousmane Sonko mosuma ko gis mais dama gëm man démocratie gëm contre pouvoir bokkuma ak benn journaliste buy analyser man it ma xam réew mi sama bàyyi nekkoonu xalifa ñu yàgg ñun pour wax la dëgg nit faatu na sax ñu réglé ko réew mi lu ne xew na fi ñu réglé ko ñun sëriñ si gëmuñu yi tubaab yi gëm naan dara lu ne def nañ ci médiation Sénégal lu ne def nañ ci. effectivement surtout sax. réew mi nga koy wut taxaw ni man du ma franc-maçon Ousmane Sonko dañ ko doon jiiñ sax ni ibaadu la te bu ko neexoon sax nekk ibaadu te tey jii wane na ni du ibaadu sëñ Abdou Mbacke mooy sëriñam te bu ko neexoon sax nekk ibaadu lu nekk ci ibaadu kon débat yooyu ay caaxaan la parce que réew mi jox nañ ko Senghor bi ko Serigne Fallou ak sëñ Babacar di jàppale muy jël réew mi booba chrétien la woon réew mi bu la neexee nga nekk athée réew mi li ñuy seet mooy est-ce que mën nga koo doxal war a mënoo koo doxal idéologie bi Ousmane Sonko jaay réew mi est-ce que jar na wala jarul Macky Sall am na droit jaay idéologie am ñu xool jar na wala jarul mais réew mi kenn du ko Ousmane Sonko vie privée am la sax man su ma xamoon man Imam Dara ma daaneel bugguma ko wax mais bu Ousmane Sonko amoon 15 gosses yoo xam ne jaarul yoon ma xam ko man teewul mu wax ma loo xam day développer réew mi ma ànd ak moom yooyu waxi caaxaan la loolu vie privée nit la l'islam dafa tere espionnage wala tajassasu soxna si déglu ma waaye yow mi bul yàq waxtaan wi man li ma réew mi laay waxal man waxuma fii pour kenn kontaan wala kenn mer man maa ngi ci niveau boobu damay wax pour réew mi bañ a tàkk man mii di wax du man benn waay buy sànni nii rek di wax ba jàngi jotee jàngi woon naa déglu ma tuuti alxuraan dafa am lu mu tere wala tajassasu espionnage bi moo baaxul pourquoi ñuy espionner nit kenn amu ci droit nit ñi nañ leen bàyyi ñu libre ñu dox ci transparence ku ñu fal ñu bàyyi la nga doxal kuy opposé wu lii moo jig démocratie. effectivement la révolution Torodo 1776 la fi nekkoon maanaam réew mi dafa am lu république indiwu ko fi contre pouvoir fi la te contre pouvoir dafa baax ci kii gouverner. effectivement dafa voilà bis boo reyee contre pouvoir yi peuple bi sa kaw lañ jëm te loolu Macky Sall ak expérience bi mu am ak jaar-jaaram Macky Sall bu jugee fii day war a dem nekk Nations Unies parce que am na expérience. Afrique tey ñi fi nekk kenn ëpp ko ci expérience occupé na poste yëpp ministre de l'intérieur occupé na ko man ba may xam Macky Sall du tey yaa ngi dégg bu xoola man mii di wax bu ñu ma gisee dinañ xam ni kii xam na li muy wax man Macky Sall Alioune Badara Cissé mu ngi may déglu ñun ñii ba ngay nekk Égypte koroog bañ ne Macky Sall Ablaye da ko bëgg a jàpp man maa mobiliser étudiants yëpp ni leen ambassade bi nañ ko toj injustice ba ma doon xeex tey laa ko gën a mën a xeex du woon Macky Sall mais jaay doole gañ ko naroon a jaay yonent bi am na xeex yoo xam ne dem na ci pourtant ñooñu ay yéefar lañ tey ñu bari ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko du Ousmane Sonko moo leen intéressé mais dañuy bañ ñu jaay ko doole. et puis sax ma doole te loolu ci la position imam yëpp war a taxaw. effectivement nitu diine yi ci lañ war a taxaw. nañu bàyyi naxante. affaire bi sax du parce que bu ñu naxantee ba réew mi tàkk. du ñu jig. et puis sax li nga nañu waxante dëgg ngir yàlla gëm nit da ngay dugg bàmmeel ñu takk la sëkk la wan la ginnaaw. loo waxoon fii di nga ko waxaat. et puis sax li nga. c'est donc dama lay daaneel rek yonentu saa sallam nee na boroom xam-xam yi bu ñu jaxasoog buur yi war nañ yonent bi gis nga responsabilité boobu yàlla nee na al ulama warasatul anbiya ulama yi boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi waaye à condition ñu bañ a jaxasoog buur yi gis nga nguur ki koy dimbali en général du nekk conseiller bu muy fay nguur war naa mën a jël benn décision parce que état mooy yow ak man ak keneen benn waaye wax benn affaire rek ci plateau président dégg ko changer décision. waaw c'est moo tax bul xeeb li ngay wax. effectivement parce que Macky Sall tamit da ngeen koy comprendre fi mu nekk réew lañ ko dénk te réew tamit yombul lu jafe lay gérer surtout réew mu mel ni Sénégal nga xam ne sénégalais yi seen bopp dañoo am problème. sénégalais moom loo ko mën a wax bu gisee xaalis fàtte na yàlla. fàtte yonent fàtte ay gëm-gëmam. kon réew mu mel noonu boo koy gérer xoola ñi la wër en général mën nañ laa bañ a dimbali. mën naa gis benn article rek tey jii changer décision te Macky lu mu bëgg a seddal mu sedd. wallaay lu mu bëgg a tàngalit mu tàng. mu daal di woote teg mbir mi ci suuf. te ñun tooguñu fii rek di wax ñun dañuy boole ci plateau yi di wax di woote ci suuf ay kilifa di leen wax suñu xalaat lii ñuy wax ci plateau yi di leen koy wax ci suuf
kon ça veut dire il faut ñu xam ni. waaw maanaam dañuy wax ak responsabilité. waaw parce que jegewu ma ko de yàlla xam na loolu. wallaahi lazim jegewu non non damay leeral parce que man buuruma pour jekk Macky sax. xam ku ma bëgg a jekk yàlla. ak yonent bi. ak fas yéenee dee ci lislaam. xam nga sax ab imam waaw mais Macky tamit fu ma sañoon. du am gàcca. parce que Macky doomu réew mi la. Macky am na fu mu jëlee réew mi. am na fu mu ko indi. Macky lu waay mën a wax xam ni Sénégal am na fu mu ko jëlee am na fu mu ko indi. et puis sax Sénégal loolu ku ko waxul doo nit li tax Sénégal yi jox ko benn mandat joxaat ko am na fu mu indi réew. vraiment wax naa ko. sortie bu mujj bi. nee na am na dossier yoo xam ni. voilà ci réew mi. buñ koy nagee yëngal day yëngal réew mi. man président dama ci teg sama ci man d'accord naa ci gis nga waaw bàyyi ma wax sama xalaat. man bokkuma juriste yi wax naan xoola non loolu état de droit yooyu waxi caaxaan la réew mi buñ la ko dénkee nga koy gérer bu naree tàkk yaa koy fay. parce que bu tàkkee sa loxo xamal lu ñuy wax. bàyyil ma àggale. imaam lay ko mu leer loolu 2 fois 2 mesures la. loolu moom wax dëgg yàlla leeral man su ma paree nga jël. xamal lu ma gëm. gis nga képp ku ñu dénk yow yaay responsable. ci régime présidentiel. pouvoir bi loi yi ñuy wax moo ko jox pouvoir bi Macky Sall loi yi moo ko jox joxu ko boppam buñ naxante loi yi moo tey jii Macky Sall loi yi réew mi moo ko jox mu mën a nommer ministre de la justice mën a nommer procureur de la république nañu waxante dëgg ci nomination man laa def léegi yow ambassadeur loolu loi yi moo ko jox loi yooyu nag moo ko may bu bëggee seddal lu mu bëgg a seddal mu seddal ko foofu la ñuy waxee ñuy wax naan ay état de droit dañuy wax bu réew mi tàkkee dañuy daw. bari na ñoo xam ne billaay yooyu ñuy wax ne état de droit gëmuñu ko. gis nga état de droit dina am mais am na foo xam ne da ngay dawal diplomatie. et puis foofu la situation bi toll. man loolu laa gëm. et puis kay imam. war nañoo wax ci taal. effectivement ku taal réew mi dañ laa war a jàpp may ma àggalee. d'accord parce que ñun foo ñu xam ci logique boobu lañ ne. réew mi kenn amul droit ni da nga koy taal. ku ko taal ñu jàpp la. ku njort ni da nga koy taal sax dañ laa war a jàpp. man loolu laa gëm waaye ma àggalee man solution lay wut. man nekkuma ci parparloo. solution lay wut man. solution mooy ku njort ni da kenn amul droit taxaw ni da ngay taal réew mi. kenn amul rapport de force nag ak politique ñoo ànd. buñ jaawale utiliser violence ak utiliser rapport de force. loolu ñi jàngal wàllu analyse politique xam nañ rapport de force xam nga mooy lan li Sonko def dem université. wa signal bu fort la. pour wan nguur gi ni ay xale laa àndal de. nguur gi daan ne comme Ablaye Wade Abdou Diouf daan na ko jaarale ci ay yoon bu ñëwee mu teg ko ci ca kaso bi ñetti fan réew mi yëngatu mu bàyyiwaat ko tax Abdou Diouf kenn du ni du chef d'état ça veut dire Sénégal tey fi démocratie bi toll laa bëgg a wax ak adduna bi fi mu toll Sonko nga xam ne tey bi nga ko jàppee Amérique ngay yëngu France ngay yëngu ambassade yëpp di yëngu man bu doon maay Macky Sall du ma jël risque di tëj Ousmane Sonko man laa wax sama xalaat parce que ñun dañuy wax pour histoire ñun waxuñu pour ñii ne ci réseaux sociaux yi di ñu attaqué ñooñu xamuñu li xew. ñun dañuy wax ak responsabilité. man bu doon maay Macky Sall xool dinaa dalal réew mi te dara du yëngu. loolu daal ñun daal loolu la ñuy woote tàggoo waale la li ñuy tàggoo rek mooy. di ñaanalaat réew mi yàlla def di ñaanal tamit président Macky Sall. moom mi nga xam moom la yàlla dénk réew mi yàlla dimbali ko téele ko jàppale ko. parce que li mu ko dénk mission bu diis la. di wax ni moom dafa nekk koo xam ne. référence la ci jeunesse bi. man loolu laa gëm parce que Macky Sall dafa départ ci zéro. di yéeg ba nekk président de la République te li wax ji di bari yëpp kenn mosu koo dégg nag moo wax ju ñaaw. man de mosuma koo dégg. mosuma dégg Macky Sall ñu ni moo wax lii yaa ngi dégg kon ñun en tant que ay nitu diine moom la ñuy waxal di ko ñaan. ci njëkk ak teraanga. surtout ni ko sëñ Mountakha defee. te it ñu xaar ñeneen ñi def ko. tax dañ ko war a def. ñu woo président Macky Sall ñaan ko mu teg lépp ci suuf parce que nag moom tey jii moom la yàlla jox kàttan gi tey nag dugg na histoire ba noppi Macky Sall tey même bu fi génnee bu ko neexee dem nekk président Nations Unies parce que wane na ko ci wàllu diplomatie il faut ñu waxee foofu bàyyi dënn bu tàng bi parloo amul njëriñ la alaaj daan wax parloo far mënta ñàkk mais parloo baaxul Ousmane Sonko it bu mu woo nit ñi ci violence amu ci droit parce que réew mi ku fi woote violence sa kaw lay këpp te man gëwuma ni réew mi violence mën na fee am parce que république bi ñu am république bu sérieux la yàgg na du ay boy ndaw yi ñoo yëngal république mais nag ci wàllu diplomatie ak éthique ak morale ak déontologie ak joxaat confiance justice mooy tax tey ñu delloo Ousmane Sonko këram mu compétir comme ñëpp bu bokk amee Sénégalais yi fal ñoo xam ne yow lañ fal. man de loolu laay woote di jéggaluwaat nag bu baax nag ci ton bi ak ni may waxee ñu comprendre ma bu baax nag xam ne nag yàlla xam na ni billaahi réew mi rek moo tax ñuy wax maa ngi jéggalu kilifa diine yi
ak kilifa aada yi ñun bu ñu fi toogee rek daara ji lañ fi toogal moo tax ñuy waxee ci cadre bi ñu comprendre ñëpp waaw Moustapha Diakhaté ma daaneel bu ko déggee mu wax ni jéggalu na man tey jii sama sortie damaa wax ni nañ ko teg ci suuf parce que nit nag nul n'est parfait ku mat sëkk amul comme jéggalu na baal nañ ko man de baal naa ko te jullit yëpp baal nañ waaw waaye nag loolu erreur la loolu moom erreur la waaw te nag erreur mënul weesu nga juum nangu ni da ngaa juum waaw kon ñu ngi jéggalu yéen tamit di leen encourager vraiment man plateau bi neex na ma loolu ma ñëw fi parce que man liberté laa gëm démocratie laa gëm liberté d'expression ku ne wax sa xalaat gëwuma dictature ku ne nañ bàyyi ku ne wax li nga gëm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi parce que réew mi rek moo am solo le Sénégal d'abord man loolu laa gëm bala ñuy xool intérêt kenn nañ xool intérêt Sénégal te tey intérêt Sénégal mooy dalal réew mi. d'accord